suñu gox bi liñ fiy dund metti na trop non seulement metti na mais yàgg na ndax ñu ngi fi toxu si depuis 2006 inondation yi ñu ngi ñu tàmbalee 2011 ba suñu jooni yàlla tey ñaari at yu nekk ñu am inondation mais nag daaw particulièrement situation bi ñu fi vivre guléet ñu vivre ko ndax dem nañ ci ba lu tolloog fukki kër ba ci fukki kër ak juróom bàyyi nañ seeni kër génn ñenn ñi di dëkk ak ndox mi guddi ak bëccëg ndax ñàkk fu ñu jëm te loolu li ñu ko teg lépp mooy tali bii nga xam ne moom lañ fi mujj a def ndax bu njëkk ndox mi da daan jóge jaxaay ca kaw jaar unité 10 ñëw transité bu terrain bi feesee mu jéggi tali bi dem unité 4 wàcc unité 3 ak Alaaji Paate ainsi de suite mais malheureusement ba tali bi ñëwee ba tey ndox moomu jàllatut mooy tali bii ngeen di seen moo jógee rond point guy gi dem ci rond point jaxaay bi waaw léegi tali boobu dëgg la baax na trop xam nañ ni tali amul kenn amul PM mais malheureusement dafa am anguille sous roche ndax bu fekkee ni tali bi boo ko defee te muy indi loraange da nga war a calculer la nga xam ne moom nga ca war a def maanaam tali bi amul suivi amul doodaan lu tolloog d'abord 5 accidents mortels am nañ fi yoo xam ni tali bu 2 voies yi jógee jaxaay dem Kër Massar sax reyaguñu lu toll noonu te moo ko gën a yàgg amul canalisation ndox mi yëpp au contraire au lieu que muy jàll tali bi ndox mu ci dal day dellu siwaat ci kër yi waaw kon léegi tali bi ndox mi ci tali bi lay jógee di ñëw di ñu remplir te ñun on est agressé de tous les côtés unité 10 daf ñuy jox ndox unité 13 daf ñuy jox ndox unité 4 daf ñuy jox ndox kon fii mooy réservoir bu mag bi bu demee ba fees nag déborder nag dugg ci kër yi waaw. mais est-ce que du Parcelles Assainies de façon générale réseau d'assainissement yi waroon am ak canalisation peut-être moo manqué. loolu dafa amul bay manqué amul réseau canalisation amu fi te nag malheureusement loolu dafa bokkoon ci contrat bi nga xam ne bi moo ñu lié ak SNHLM il est dit que ni dañ fee war a fekk ndox courant ak assainissement ndox dañ ko xeex courant dañu ko xeex assainissement bi moo ci des def nañ ci lu nekk ba fii ñu toll tey ñii mooy suñu seul point boo xam ne bii moo ñu gàllankoor te nag def nañ ci ay jéego def nañ ci ay jéego ndax ñun bi ñu xamee ne état mënut lépp waaw ñun dañoo jëlal suñu bopp en charge pas complètement mais dañoo fexe nu ñu amee suñu moyens bopp ci kaw loolu la ñu dajale population yi woo leen ku nekk sensibiliser leen ku ne def sa kemtalaayu kattan ba ñu arriver à payer une pompe ak accessoire yëpp à peu près une valeur de 6 millions pompe bi mi ngi nii moom ngeen gis muy tàkk kon loolu mooy loo xam ne lii ñun ñoo ko jàppale état te pour pompe bi doyul parce que lii benn taw la ñaari taw mu toll nii kon bu tawaatee nu ñuy def te dëgg la am na loo xam ne lii dinaa ko ci wax dinaa ko ci ñambaas muy lu am solo am nañu ay interlocuteurs yoo xam ni ñu am solo lañu muy ku demee ni ki le sous-préfet de Sangalkam de Bambilor le commissaire de police de Jaxaay ak les sapeurs pompiers ñi nga xam ne bii depuis 2011 ñu ngi ak ñoom guddi ak bëccëg xam nañu ni sapeur pompier ay loxoom rek la am ak xelam ak xalaatam waaye moyens yi état bi moo ko jox sapeur pompier amuñu moyen solution yu durable mooy defal ay canalisation sans canalisation si situation bi la ñuy dëkk SNHLM nee naa la contrat bi ñu signé ak moom lépp da cee bokk te nag leneen am na ci ndax dégg nañu ni joxe na ay moto pompe ci Parcelles Assainies yi waaye ñun moto pompe yooyu jotuñu ko bénéficier wuñu ci benn yoon encore mieux SNHLM li muy jaayee moom la ñu jëndee saraxuñ ñu kër yi yelwaanuñu ko mayuñu ko dañ koo jënd ci prix bi ko HLM doon jaayee kon bu yàlla attee ñu nekk dans une situation critique bu jar
ñu war ñoo jàppale ce n'est pas parce que lañ ko jënde cherut que tax ñu bañ ñoo jàppale ndax am na ñoo xam ne am nañu seen i kër ñu may leen ko te bu nekkee en difficulté état bi daa war a jóg jàppale leen kon ñun bu ñu jógee di góorgóorlu di utal suñu bopp état bi daf ñoo war a féliciter war ñoo encourager waaye warta tax mu bank ay loxoom te ba ñu tàmbalee nawet bi ba tey amul benn moto pompe bu fi état bi def boo xam ne bii dox na 2 heures de temps yu mat. lii ñu def nii maanaam ab tàmbali la parce que xam nga ni lii xalaatu mag la xalaatu kilifa la toog wax li ñu war a wax won leen li nga xam ne bu fekkee ni nag jëluñu seen matuwaay yi ci war ñun dinañu jël sunuy matuwaay mooy wàcc ci tali bi mu neex mu naqari waaw lii dinañ ko def parce que lii mënuñ cee dund ay nit lañu au même titre que les autres Parcelles Assainies yi ñoo ko bokk HLM dafa war a tëddee njaaxaanaay état bi dafa war a tëddee njaaxaanaay ñun foofu mooy coow li la situation est ambiguë au niveau de l'unité 9 fi ñu bokk doy na waar jaxasoo na. maa ngi tudd Ndeye Fatou Ngom dëkk fii ci Parcelles Assainies unité 9 Rufisque 1. li ñuy dund at mu jot rek gis nga lii at mu jot moom la ñuy dund ba ñu fi ñëwee en 2010 ba tey lii moom la ñu nekkal waxtaan wax dëgg ca la gis nga sunu kanam yii miin na télé yi sàppi na télé yi at mu jot nii yuuxu nanu wàllu fu ne kenn wàllu wunu lan la ku ñu dimbali ngir yàlla ñun ay jigéen lañu ay jaboot lañu ay yaay lañu ay maam lañu nan nu dimbali génnuñu situation yi sunu gaz yi danoo tegale ay ñetti mool teg ci ay gaz ci la ñuy togg loolu metti na ñun mënuñu loolu gis nga ndox mi ci la ñuy xuus di dem marché ci la ñuy xuus di togg ci la ñuy xuus di dem fu ne dégg nga sunu doom yi sonn nañu feebar nañu jéeg gi tolluwunu nii de junniy jéeg a fi nekk waaye ñëpp a tëdd juróom-ñeenti téeméeri jéeg jëpp a ngi feebar ndax ndox mi danoo sonn nan nu dimbali HLM danoo jaay sunu kër yi ne Parcelles Assainies jeexal na ay wax kon nan nu assainiral nan nu dimbali ay moto pompe lañu soxlaatul ndax mënuñu fu ñu toll moto pompe yi ñun mënaluñu dara xam nga ne ndox mi moto pompe mënu ci dara kër yi fees ak poche yi moto pompe yi mënu koo génne sunu kër yaa ngi fees de lal yi dañ koo tóoj teg ci ay xeer nekk ci kaw nan nu dimbali nun bu nu sanoon Covid 19 daal nu ndax noo ngi takk masque noo ngi raxasu kon Covid 19 duñu daal ndax moo nu gën a ñor nan ndox dundal ndox mi sunu fii Covid 19 bii nii xeex ñun ñu ngi koy xeex ndax ñu ngi raxasu ñu ngi takk masque kon loolu moom rayee nañu ko mais ndox mi nga xam ne mënuluñ ko dara te at mu jot mu ne ci sunu kaw ñun ndox bu nu Covid 19 rayu ndox mee nii rey nan nu dimbali xale yi mënuluñ leen dara ndax xale yi danoo tàmm fo fii terrain bi fi la ñuy fowe waxuma la terrain bi jotatuñu terrain bi waaye sunu duus yi ak sunu néeg yi ak sunu ëtt yi ak buntu kër yaa ngi fees dell lépp a ngay rembat lépp a ngi ball nan nu dimbali nuy woo président nag nanu gis at mu jot mu gis nu dinu tànqam lu nan nu gis nag bi yoon nag gis nga bu nu ko deful ci taliba la nu jëm teg bu nu demee ca taliba kenn du nu téye bu nu demee ca taliba ça sera chaud dina tàng jër nag taliba la nu jëm bu nu kenn téye te lii may wax yow ba lii may wax na nga ko génne en direct ñëpp gis ma nëbbatuwunu làqatuwunu nan nu wone nañ ne fang nan nu wone ndax ñu génn ñu ci ndox mi danoo sonn waaw sonn nañu un point un trait suñu ko deful ca taliba la nu jëm te bu nu demee taliba kenn du nu téye